asalaamaaleykum mbokku Sénégalais yi nekk fii ci Italie seen xarit Baye Diouf muy dellu si tey ci rajo defaral suñu bopp pour indi leen beneen sujet pratique comme ni ngeen ko xamee rajo defaral suñu bopp li tax ñu jóg mu judd mooy lépp loo xam ne dañ kaa war a soxla ci réew mi ñu faram-fàcce ko nit ñi xam ni muy doxee ak niñ koy laqarcee mbokk yi di leen fàttali leen donc rajo defaral suñu bopp mën ngeen ko déglu pour télécharger application bi mën ngeen télécharger application bi ci Play Store su ngeen chargé def Baye Diouf rek da ngeen gis application bi ngeen télécharger ko nga xam ne lépp loo xam ne soxla ngeen ko rek ci mbirum nekk waay fii ci mbirum këyit yi ci mbirum doxalin yi te italien di ko wax procedura da ngeen ko mën a fekk foofu di ko déglu kon nag mbokk yi tey seen xarit Baye Diouf ci rajo defaral suñu bopp mooy ñëw waxtaan ak yéen ci mbirum cittadinanza maanaam demande nationalité italienne di leen wax ne mbir mi wax dëgg yàlla am na ay changement yu ci ñëw yu ci dugg te changement yooyu su ma yeboo ne mbokk yi xaw na gën dëgëral mbir mi damay wax rek ne cittadinanza moom ñi ko déposé woon bu yàgg ba jot ko ñooñu wax dëgg yàlla ñoo gën a daw fas ñoom ñoo ëpp chance parce que waxtu wi mu nekk yiñ ci dugal wax dëgg yàlla doy na waar mais nag mbokk yi damay ñëw rek sotti leen li nga xam ne moo nekk demande de cittadinanza ku koy demandé lan nga war a def ak yan këyit nga war a jox léegi nag di leen wax rek ne demande de cittadinanza italiana nit mën na ko demande passeport nationalité italienne ab étranger mën na ko demander su yàlla defee mu nekk ci réew mi di ci liggéey carrément 10 ans boobu la ñuy wax modello B mooy modèle B mooy képp koo xam ne nekk nga ci réew mi liggéey fi 10 ans waaw am fi liggéey fi 10 ans ba noppi am fi résidence 10 ans nga dëkk fi résidence 10 ans bi sax fa naa ne moo gën a war a leer parce que nit mën na fi nekk 10 ans te du am résidence 10 ans kon nag ñu fàttali ne modèle bi nga xam ne moo ëpp ci suñ communauté bi mooy modèle B ñu tuddee ko modèle B mooy mu fekk yow nga am nga fi résidence 10 ans fii ci Italie cittadinanza italiana aussi nit dina ko am su fekkee ne dafa sëy ak doomi waa réew mi koo xam ne italien la muy bu ñuul bi comme bu weex bi waaw fekk ne sëy nga ak nit fii ngeen sëy li ñuy wax matrimonio mooy mariage wala unione civile mooy ñi nga xam ne dañuy am loolu ñuy wax union civile contrat d'union civile mu wuteeg tuuti ak mariage te depuis 2017 loolu nekk possibilité boo xam ne loolu ñuy wax contrat de convivenza muy union civile nga am ko fii ci Italie waaw ñetteel bi nag nga xam ne bëriwul trop mooy képp koo xam ne état italien liggéey nga état italien directement nga nekk étranger état italien jël la te nga liggéeyal ko pendant 10 ans waaw loolu nag wax dëgg yàlla lu jafe la lu raar la ci suñ communauté bi di wax rek ne ñaareel mooy par mariage par matrimonio cittadinanza par matrimonio nit mën na ko demander su fekkee ne mu ngi fii ci Italie waaye aussi su fekkee mu nga nekk Sénégal nga maanaam góor wala jigéen bu sëy ak italien mën nga nekk te ngeen féetoo Sénégal même soo nekkee Sénégal da nga mën def demande bi kon nag mbokk yi lii mooy tibi mariage yi nga xam ne ñoo fi am xanaa rek dañuy ñëw nag faram-fàcce leen ci li nga xam ne wax dëgg yàlla ku ko bëgg nan ngay def ak fan ngay jaar pour am ko waa kon nag bu leen sori
waa mbokk yi donc xanaa ñu ñëw faram-fàcce leen léegi li nga xam ne mooy këyit yi muy laaj pour demander nationalité italienne surtout nag su fekkee ne da nga fay def 10 ans de résidence wala da nga sëy ak doomu italien muy par matrimonio këyit ñaari këyit yi nga xam ne ñoo gën a am importance sur demande de cittadinanza sur demande de passeport italien mooy ñaari këyit yi ma leen di limal benn bi mooy acte de naissance ñu koy wax ci italien atto di nascita su ñuy wax acte de naissance nag mooy copie littérale acte de naissance copie littérale acte de naissance xam naa ne dinañ def yeneen émission pour faram-fàccee suñ këyiti réew su ñuy wax copie littérale acte de naissance en général mooy nañ la bañ lay déclarer nañ joxe woon sa tur ak nañ ko bindee woon ca carnet ba maanaam yow sa tur heure waxtu wi nga jour bi nga juddu nan nga tudd fi nga juddoo kuy sa yaay nan la tudd fu mu juddoo ak waaw sa yaay nu mu tudd ak fu mu juddoo sa papa tamit nu mu tudd ak fu mu juddoo données yooyu yëpp en général yow biñ lay déclarer bi ngay juddoo dañ koy bind ci benn registre boobu nag copie noonu ñu ko bindee lañ laaj ndaxte li mu am importance copie littérale acte de naissance moo di ne ëllëg soo amee nationalité italienne données yooyu nekk ci registre bañ bind sa tur ak sa turu waajur yi données boobu dañ koy transcrire boole ko ci registre anographique registre démographique bu commune bi nga xam ne moom nga dëkk fii ci Italie nga xam ne ëllëg saa yi soxla kayitu juddu dootoo dellu Sénégal fii nga koy ute donc mu nekk lu am importance xam nañ ne nag copie littérale acte de naissance wax dëgg yàlla suñ mbokk yu bari am nañ ci problème ndaxte nañ taxawalee seen déclaration ca Sénégal dafa xaw a jaxasoo ay erreurs yu bari parfois sax ñi fii trufa li ñuy wax truand daf cee dugg ba nga xam ne parfois mbokk yu bari dañu am difficulté pour am ak copie littérale acte de naissance mbokk yi donc ñaareeli dossier bi nga xam ne képp kuy demander nationalité italienne muy passeport italien mooy suñ paree ci acte de naissance boobu mooy certificat pénal mooy wax dëgg yàlla këyit boo xam ne ba nga amee 14 ans ba nekk majeur kenn musulaa daan musoo def loo xam ne dinañ la ca daan ca réew ma nga jógee loolu nag wax dëgg yàlla sa réew nga ko war a defaree moom tribunal yi ñoo koy joxe moom certificat pénal boobu ak acte de naissance boobu dañ ko war traduire légaliser ko en langue italienne pour mu mën valable fii di ci artu rek nit ñi ne xam nañ difficulté ya nekk pour am këyit yi ba noppi traduire ko légaliser ko ambassade Italie ndax procédure yi demande yi dañoo bëri te procédure yi yombul waaye nag fexe leen rek bu leen ci kenn ndaxte su may wax loolu Égypte daf la fa xewoon yàlla bu mu xew fii parce que nag dafa am ab samba booy rek bu bi woon bureau am ay complice ci biir ambassade dem defarlu ay cachet ambassade bi ku dugal ca këyit mu ne la dina gaaw fekk ndekete yow moom mooy tamponné këyit yi légalisation bi moom moo koy def ca place am mu nekk plus de 4000 citoyens égyptiens ba ko ambassade ba ko état italien am na ci ñoo xam ne jël nañ këyit yooyu sax déposé nañ ci ba am ci nationalité waaye ba ko état italien yëgee dañoo ñoo ñëpp dañ leen kenn ku ci nekk dañ laa bloqué sa demande ñi topp leen wax dëgg yàlla ba noppi nag topp leen ci yoon muy loo xam ne lu doy waar la waaja ko defoon ca Égypte yàlla def na jàpp nañ ko ba nuñ ko dugal ci biir kon nag képp ku ngeen di jox seen këyit Sénégal na ngeen xam kan la
ak li muy liggéey ndaxte nag même xam ngeen ne réew mañ dëkk tamit am na ay sambabo yoo xam ne ci mbirum këyit yi lu ci nekk la ciy def kon nag mbokk yi lii mooy ñaari këyit yi nga xam ne moo jógee suñ réew te am importance torop ci mbirum kuy demander carte séjour kuy demander nationalité kuy demander passeport italien te wax dëgg yàlla ngeen war cee jóg te man damay wax sax même su yàlla defee ne nit ki demandé wul bëggul sax demander nationalité italienne war na caytu ay këyitam yi nekk ci Sénégal caytu ko xool ko bu baax parce que wax dëgg yàlla biñ ci commencé di liggéey ba léegi lu ci nekk gis nañ ko ci mbirum état civil ci suñ réew kon nag mbokk yi lii mooy ñaari këyit yi xanaa dañuy ñëwaat rek dellu ci beneen partie bi li nga xam ne mooy yeneen këyit yi nga xam ne moom nga fii nga nekk ci Italie moom foofu nga koy utee kon nag bu leen sori. waaw mbokk yi donc su ngeen jëlee kayit yi ngeen jógee Sénégal muy copie littérale acte de naissance ak certificat pénal ñu traduire ko légaliser ko ci ambassade Italie waaw traduire ak légaliser ko traduire ko en italien ak légaliser ko ci biir ambassade Italie te mu nekk lu wóor te lu jaar yoon su ngeen ko jotee mbokk yi mu ngeen ñu yónnee leen ko fii ci réew mi balaa ngeen di demander donc déposer seen demande il faut ngeen defar seen photocopie passeport waaw bu passeport bu nekk en cours nag boo xam ne jeexul ba noppi sa permis de séjour aussi bi nga xam ne jeexul moom it nga photocopier ko permis de séjour bi waaw dinañ la laaj tamit wax dëgg yàlla résidence li ñuy wax résidence mooy xam ngeen ne fépp foo dëkk fii Italie da ngaa war a dem signaler wu ca commune ba ñu bind la ci commune ba jox la këyit bu ñuy wax certificat de résidence wan ne yow ci commune bi nga dëkk ba noppi ñu jox la carte d'identité carte d'identité de résident étranger fii ci Italie donc pour mën a déposer permis de séjour pour mën a déposer astafurlah passeport italien muy nationalité italienne il faut que ce 10 ans de résidence mot sëkk te daggul benn yoon loolu xam naa mbokk yi yëg nañ problème yi ci nekk suñ mbokk yu bari dañuy dëkk fenn toxu te duñ dem signalé wu ci commune ba ñu dagg seen résidence te yëguñ ko loolu dal na ay mbokk yu bari dal na sax ay mbokk yoo xam ne déposé nañ résidence déposé nañ passeport ñu ba mu génn bañ signé décret bi pour jox leen ko ñu yónnee kayit pour signaler leen fekk kër googu seen résident dagg na fa ba lettre bi di delloo lii may wax luñ vivre la waaw kon nag su ngeen di déposer passeport italien waxtu wi ngeen koy déposer ba waxtu bi ngeen koy jot seen résidence warul dagg te nag pour nga mën koo déposer il faut fukki at yi jiitu yi ngay déposer mu mot sëkk boo xam ne sa résidence musu ci dagg loolu mbokk yi lu am importance la lu ñu war a wax donc résidence ku nekk ci réew mi da nga ko war sàmm permis de séjour bi mooy tax nga mun a rester ci réew nekk ci réew mi mais résidence bi nag mooy wane ne yow bokk nga ci dëkk bi te résidence wax dëgg yàlla lu am importance la kuy déposer nationalité loolu la ñuy xool duñ xool permis de séjour bi rek permis de séjour bi àla kuliyaalin da nga ko war a am mais nag li ñuy xool mooy surtout résidence bu mot ñu koy wax certificat de résidence bu wane ne vivre nga Italie 10 ans yoo xam ne yu mot sëkk benn bés manqué wu ci lii mooy li nga xam ne mooy résidence te suñ mbokk yu bari nag gis nañ ne am nañ ci problème waaw mbokk yi donc su résidence bi pare xanaa dañuy dem rek ci loolu ñuy wax sa revenu il faut nga joxe wax dëgg yàlla li ñuy wax kudd sa ñetti kudd fii xam ngeen képp ku fi liggéey at mi su jeexee sa patron sa employeur dina la joxal benn document bu ñuy wax kudd tuddutul sax kudd léegi coût rek la tudd
muy certificato unico boo xam ne dina def total yi nga lim la fay yépp ak liñ la téq pour fay ko impôt loolu mooy coût ñu koy wax léegi coût rek lañ ko yemale mu nga xam ne donc dinañ la ko laaj pour résidence bi ñetti yi nga xam ne moom nga mujjee am maanaam ñu ngi ci 2019 kuy déposer 2019 cittadinanza dinañ la laaj sa coût sa revenu 2018 laaj la sa revenu 2017 laaj la sa revenu 2016 ñu ngi ci 2019 te 2019 jeexagul kon nag kenn mënu laa laaj revue rédito 2019 di wax rek li wax rek ne su fekkee ne colf badante la ak ñiy liggéey ci kër yi ñoom li ñu leen di laaj mooy seen extrait de compte IMS pour wane ne li ñu leen fay ñu ngi leen doon fayal contributi ci IMS ñoom loolu lañ leen di laaj xanaa rek ñu wax ne rek képp koo xam ne ñetti at yi yoroo revenu bu mot nag ñu ci affaire yi cittadinanza ñu ngi ko samp ci 8.200 euros maanaam ñetti at yi da nga war gagné lu toll ci su dee yow kenn la rek su fekkee ne am na yeneen nit yoo xam ne yore nga leen liñ lay laaj par année dina ëpp loolu mais nañ jàpp rek ne su dee yow kenn la rek 8.200 euros lañ lay laaj loo xam ne war nga ko wane war koo gagné wax dëgg yàlla lii may wax dëgg yàlla ci moment bii la ndaxte bu njëkk avant decreto sicurezza bu Salvini dëgg yàlla gisoon nañ ñoo xam ne sax seen reddito motul 6.000 te déposé cittadinanza ñu jox leen ko waaye nag gis nañ ne depuis bi décret bu Salvini duggee gis nañ ne wax dëgg yàlla ñu bëri léegi li ñuy laaj mooy reddito bu mot mooy 8.200 ak lu topp su fekkee ne yaa ngi yow kenn la xanaa rek ñuy wax rek ne non seulement ñetti at yi nga laaj revenu yi war nga ko ñetti at yu mujj yi war ngaa wane sa revenu waaye aussi bañ la waxtu wi nga déposé demande bi ba waxta yuñ lay pour jox la passeport italien bi waxtu woowu sa revenu warul manqué comme ni sa résidence bañ a daggee noonu la sa revenu bañ a daggee loolu mbokk yi lu am importance la te ñu xamal leen ko waaw di wax nag ne am na ay changement yoo xam ne loi Salvini muy décret Salvini da ko dugal ci mbirum cittadinanza yi benn bi mooy wax dëgg yàlla mbokk yi il faut nga am su yàlla defee amoo carte de séjour te musoo def loolu lu ñuy wax accordo di integrazione depuis 2009 képp kuy am séjour bu bees jógee bitim réew am na lu ñuy wax accordo di integrazione boo xam ne daf lay may nga jàng instruction civique ba noppi nga jàng langue italienne bi waaw képp koo xam ne nag yoroo carte séjour musoo def accordo di integrazione dañ laa laaj nga war a def examen de langue italienne bi ñuy wax livello B1 wax dëgg yàlla loolu nag xam naa ne jafe na trop ci suñ mbokk yi waaye loolu moom ku dégg italien bu baax rek moo ko mën parce que B1 nag wax dëgg yàlla moo gën a sori A2 ndax de B1 mooy sa déggum italien moom sax na leer na beneen mbir mi mbokk yi mooy su fekkee ne li nga war a fay mooy wax dëgg yàlla contributi pour cittadinanza comme ni ma leen ko waxee woon bu njëkk 200 euros la woon mais léegi loi décreto bu Salvini moo ko changé léegi yóbbu na ko 250 euros 250 euros bi yaa ngi koy fayee poste ngay dem ñu defal la bollettino bi nga xam ne yaa ngi koy fay ministère de l'intérieur cittadinanza motif de paiement bi moo nekk contributo pour cittadinanza kon nag mbokk yi lii mooy ala kulali këyit yi nga xam ne moom la nit soxla li nga xam ne moo ci tegu tam concerné uniquement ñi nga xam ne par matrimonio la ñuy demandé ñoom presque këyit yi njëkk a wax ni yëpp dinañ leen ko laaj ba mu des rek reddito
muy revenu bi moom wax dëgg yàlla bu jëkkëram la su ko joxee rek baax na waaye li nga xam ne moo ci yokk mooy il faut mu yore certificat de mariage boo xam ne su fekkee ne fii la ko defee fii lañ marié wax dëgg yomb na mooy ci commune ba nga dem rek lañ koy defee su fekkee ne nag Sénégal ngeen marié dëgg yàlla dañ koy traduire ba noppi légaliser ko ci biir ambassade Italie mu door a am validité kon nag mbokk yi lii lañ leen indiloon ci bukk leen ko jukkil xam naa ne dinañ ñëwaat ci yeneen élément wax dëgg yàlla mbirum cittadinanza yi ci dugg te nit ñi war koo xam pour mën koo préparer pour mën ëllëg saa yi ñuy déposer cittadinanza du am problème kon nag mbokk yi ñu ngi leen di nuyu seen xarit Baye Diouf ba beneen yoon jërëjëf. Wow,